Azer dafa am scandale ñu war a électrifier wuñ te 37 milliards dafa réer mër léegi loolu aussi tamit opposition Sénégal ak ñoom Thierno Alassane Sall Sénégal ñoo war a bind waa Allemagne pour ne leen seen xaalis boobu surseoir leen ko en attendant parce que Azer balaa ñu fay dugalaat xaalis il faut que la situation DG bi mu leer parce que xam nga lu tax gis nga Azer ak Sénélec pour commencer on doit démettre les directeurs def fa appel candidature parce que bépp société boo am scandale xam nga société boo am appel mais moom ba pare j'en profite aussi balaa ngay dugg foofu parce que Puma dafa am lu fa xew y a une directrice coordonnatrice bu tudd Ndeye Marème Samb Puma Macky Sall la ko créé woon mu nekk kii buy defar affaire frontières yi noonu dafa am ay cadre yoo xam ne Moussa Sow da leen fa fekk am ñoo xam ne appel candidature lañ leen fa dugalee mais Ndeye Marème Samb boobu politique lañ ko fa indee mais bu ñëwee Puma bëgg a def règlement de compte politique jël ay cadre di ñi ma mënul dàq di leen redéployer ci biir région yi di leen tas alors que ñooñu seen utilité fi ñu nekk fi ñu war a defee production fi ñu leen jëlee woon pour seeni compétence mu ngi leen fay dindi di bàyyi vide alors que moom politique moo ko fa teg te ñee compétence moo leen fa teg donc loolu maa ngi ciy wax Déthié Fall Puma si sa ministère la dépendre premier ministre bi Al Amin Lo nañu raisonné directrice boobu Ndeye Marème Samb parce que ay cadre sénégalais yu dem jàng politique gu ñu seen yoon nekku si ñu recruter leen yow bu ñu la recruter ci politique bul ñëw di déployer cadre yi donc injustice boobu laa bëggoon dugalaale pour waxaale ci appel candidature bi parce que tey maam Adama wax na ci mais désormais Azer le directeur waratu fa continuer nekk mais ndax Thierno Alassane Sall mi ngay woo ci yëleb combat ndax amatina temps bi moom dañ ko plainte de non mais xam nga déggoo la Thierno Alassane Sall. Patrick Kabou de moom mooy avocat wu pour EPC bi nga xam ñoo plainte Thierno ndax neen Thierno dafa wax loo xamante ni dëppawul ak yoon ba noppi itam divulguer ay dossiers yu nga xamante ni waru koon divulguer. xam nga lan moo li ma def ay ree mooy dama gis Patrick Kabou ci yu ñàkk fayda yooyu mu def xam nga Patrick Kabou bu ñàkk xorom boobu déjà biñ ne pour wax la dañuy fo bañ joxee plainte bi Patrick Kabou avocat Facebook. oh yow Patrick Kabou fu mu toj. plainte daal. non damay laaj Patrick Kabou fu mu toj. Patrick Kabou nag nee na jërë soxla man Patrick Kabou xam nga ban baro la ne bàyyi justice doxal yoonam. Patrick Kabou baro Facebook la bokk. influenceur avocat la. mais li reste un avocat. parce que ban déggu lu ma la wax li tax. xam nga kuy def lu sérieux ku décider def lu sérieux dossier bu sérieux doo jël Patrick Kabou. xam nga Lions yi ñu demoon xeexale ji Patrick Kabou ci Facebook ba mu nekkoon di ko plaider moo tax gañewul xam nga après président moo mujj am grâce royale lañ ko fay xaw ma ndax gratuite la xaw ma honoraire Patrick Kabou kuy foo moo koy jël xam nga day caaxaan parce que déjà xam nga lu gën a grave dama gis bi Patrick Kabou waxee loolu xose ñu ngi lay wër yow nga sàcc daw yow Patrick Kabou bu dee sénégalais la un bon sénégalais war na rus défendre xose parce que l'argent contribuable sénégalais la benn espagnol jël daw justice espagnole Banque Santander espagnol ñoo génn wax ñu traçabilité bi recevoir jël demande Thierno Alassane Sall ne ñu seen xaalis yéen Sénégal bi ñu jël lañ tas Thierno Alassane Sall bi muy tontu nee na la même ay honoraire avocat fay nañ ko ci xaalis boobu penda kan moo koy fay du Sénégal léegi si ñiy woote jubal jubanti seeni chroniqueur ak seeni influenceur ñoo ñeme gàcce waa léegi ñoom askan wi seen xaalis bi daw réer lañ war a défendre wala dañu war a défendre ki daw ak xaalisu askan wi Thierno Alassane Sall tey waxuma opposition Sénégal waxuma société civile Sénégal waxuma état du Sénégal mais ñoom ñëpp ko amal njukkal parce que Thierno Alassane Sall li mu joué ci moo tax bu ñu naan ma opposition amul man leen 2 ans yi bu ñu amul woon Thierno Alassane Sall ndax dinañu nekk ci électrification bi di régler problème transparence bi Thierno Alassane Sall waru ci Sénégal def tour du Sénégal dem ci village yi mais lëndëm ak ñàkk courant lan lay joué nit Thierno Alassane Sall taal otoom wër Sénégal def le tour du Sénégal dem saisir justice espagnole dem Santander dem ba justice espagnole répondre ko mu demaat brigade de recherche dem pôle financière Thierno Alassane Sall miy def loolu nekk porte-parole askan wi nekk làmmiñu askan wi ba pare taxaw di défendre askan wi waaye léegi DG bi ñuy fay xaalisu askan wi ak ñoom ñi nga xam ne ni ñoom ñooy leb xaalisu askan bi ñu leb ñoo koy fay léegi ñooñu ki dawal xaalis bi ñu ne la ana suñu 37 milliards nga ñëw naan ñu Thierno Alassane Sall xose mi nga xam ni dafa ñëw fii xoppati ñu ba pare nañu xoset dem yoonam waaye pente xoolal lii xosee yabaate yow kii dugg Sénégal li ñu yoroon yëpp mu ne ko cafet dem xamuñu fu mu dem ñuy wër 37 milliards ñit ñi nañu 37 milliards yi seen nañ ko Gabon Côte d'Ivoire ma ne daw ne waxkat daw
waaye José mi ne waqet daw moom la benn avocat bu dëkk bi dafa neex. mais un avocat influenceur trouble fait mooy ñëw naan ay kii mais lu tax trophée li mu ko plainte lan la bind ci plainte bi. mais gars yi nee nañ Thierno moom ci lan la dugg nii ban coow la kii. ñan ñoo wax loolu mooy c'est-à-dire ñi wax loolu seen gàcce lañ wax. parce que mais Thierno nag bi mu publié yenn documents yi même Jean-Michel bi muy def janoo ak presse bi sax waxoon na ko nee na Thierno dossier yi mu publié wala ko publié. waaw léegi lu tax moom porté wu ko plainte xam nga lu tax Jean-Michel moom la lu tax mu ne xaalis bi moom fekkeewu ko xam nga Jean lan moo ko dal ci dossier bi Jean bu Ousmane Sonko yëkkati loxoom ne set na lu tax ba léegi setul Ousmane moo ko jugé fële Arena Tour Ousmane moo génnaat ne Jean dina génn tontu tey Ousmane dekkatul premier ministre bàyyi na Jean ci poste bi léegi Jean da doon nëbb José ak ñoom léegi José tey indi nañ ko démb ñëw na mais José bu amee fulla su amee fit su ñemee li muy def na dugg Sénégal xam nga lii dafa am lu muy wane par rapport ak justice mooy c'est-à-dire justice espagnole moom tontu na Thierno Alassane Sall ci 37 milliards ba pare société civile Sénégal ci affaire bonne gouvernance ak transparence lii dafay wane ni kon bi ñuy xeex ci Covid bi 6 milliards yi nga xam ne xaaj bi yëpp non lié la donc combat politique la woon acharnement la woon contre Macky Sall parce que 6 milliards la ñu génn ne suñu 6 milliards def ci marche invité ci Amadou Ba Moustapha Ba dem ci plateau ñu génn def ci manifestation dem place de l'Obélisque 37 milliards moom la ñu jël mu dem mais Thierno Alassane Sall waxul détournement dane ana 37 milliards yi Thierno Alassane Sall ji ñu leen sàcc dane leen xaalis bi fan la dem ñu génn ne électrifié nañu dëkk yi yëpp fi ñu ne électrifié nañ ko ñu dem gisuñu mu am électrification aujourd'hui président dem bay wuti ji bailleur pour ñu def électrification alors que Espagne defoon na xaalisam ak benn sénégalais xaalis bi ne may. ñoom ci plainte bi dañ jàpp ni Thierno daf ci tenir ay propos yu ñu ci waxoon tenir yu dëppoo ak dëgg parce que diffusion de fausse nouvelle mu ngi ci. waaw déggu li ma la mais bu dee diffusion na nañ ibbi information judiciaire sur le scandale de kii xam nga Thierno dawul loolu mais xam nga pour wax la ne bu doon dañ décider jàpp kii Thierno justice bu Sénégal mooy ibbi dossier bi. léegi ndax plainte bi war nañ cee dem ba war cee yegg ci ab levée immunité parlementaire am pour yoon mën a leeral. mais dégguloo Thierno su dee suba la Thierno dana ko nangu xam nga lu tax parce que Thierno objectif am mooy affaire leer. de diversion la ko jàppee. waaw parce que xam nga lu tax mu jàppee ko diversion parce que yow yaa liirul li kii bind parce que kee moo nekk di divertir di def di jouer film xam nga Thierno li mu leen tontu mooy ñoom ibbiwaat nañu Thierno permettre ko mu waxaat lu ëpp li mu waxoon xam nga ci biir affaire bi am na information bu ci am. Thierno nee nañu xaalis bi 37 milliards yi fay na ay honoraire avocat ci li Thierno tontu lu mu ci wax daf ne am na ay honoraires yoo xam ne fay nañ ko ci. waaw léegi Thierno yow yaa ngi koy wax naan lii moom mu dolliwaat la information c'est-à-dire ñoom ci seen wàllu bopp li ñu war a wax c'est très clair et c'est très net et c'est très limpide parce que Thierno dafa am benn rôle bu mu joué boo xam ne société civile du Sénégal ñoo ko waroon joué ñiy xeex bonne gouvernance transparence ñoo ko waroon joué kon ñi fi nekkoon di yuuxu di attaquer Macky Sall ci bonne gouvernance ak transparence 37 milliards yeggul woon foofu ci xaalis 6 milliards lañ toppee woon Sénégalais beneen bi Aliou Sall ñaari yëpp société civile bi yëpp génn def ci ay manifestations mais 37 milliards. Thierno Alassane Sall 2 ans nelawul lekkul naanul mu ngi ci terrain bi mu ngi wër Sénégal mu ngi dem fa courant ba am mu ngi wër fépp bàyyiwul dara tey ba am ci lii ba dem ba am ci justice espagnole tey mu dem ba Sénégalais yëpp xam dossier bi ndax moom mu joué ci rôle moom kan la Thierno di defan Thierno këram am na courant. d'accord koñam Thiès am na courant. d'accord tey doomam yi amuñu problème courant mais village yooyu nga xam ne ni ñoom lañ jël seen 37 milliards électrifié wuñ ko tey ñii la Thierno di xeexal. alors rapidement pendant ce temps ñu lay wax ni benn avocat Facebook baro Facebook benn avocat buy ñëw na bind porté na plainte Thierno.